mbokku internet Seneweb ñu ngi leen di nuyu dal leen ak jàmm ci seen bés du jour tey nag bés du jour mu ngi ubbee ak lamb ku xam CNG xam ne jamono ji ñu toll dañu war a remplacer ki di docteur Alioune Sarr te mu nekk ci boppu CNG di ko jiite turu nit yi nga xamante ne nag ñoo ko bëgg a remplacer bëri na waaye bi ci gën a am buzz doon Mouhamed Ndao Tyson ndax Tyson dafa bëgg a doon ki nga xam ne mooy jiite CNG am na ñu si ànd am na ñu si àndul si ñu si àndul mën nañ ci lim Bombardier mi nga xamante ne mooy porte-parole de l'association des lutteurs en activité moom Bombardier nee na àdduna du yàgg ba ñu jàppale kii di Tyson ngir mu jiite CNG ndax mësul jàppale ay mbër li ko indi mooy Bombardier nee na kii di Tyson mësul impliqué wu ci association des lutteurs en activité te it moom biñ ko yóbboo fële ca CNG ba mu daal di intégrer comité national de gestion de la lutte moom Tyson mësul yor micro wala sax émission wala nekk ci débat ngir défendre wala sax wax lu jëm ci intérêt mbër yi te ñoom association des lutteurs en activité ñoo ko utaloon place fële si CNG ba tax na jamono jiñ tollu ñoom nangu nañoo votel ku nekk ba mu des Mouhamed Ndao Tyson àdduna du yàgg ba ñu nangu moom muy présider CNG bi ndax intérêt mbër yi taxu koo jukk ñu des ba tey ci mbirum lamb dem ci kii di Ama Baldé nag dafa amoon benn ancienne blessure boo xamante ne daf ko fas yéene opéré ndax mën a waajal ci nu mu waree combat ba mu war a sekk ak Modou Lo doon na benn blessure boo xam ne grawul noonu waaye Ama Baldé neen dafa bëgg a nekk ci condition yu optimum ngir mën ne combat wam boobu blessure bi li ko indi mooy ay at ci ginnaaw benn combat bu mu amoon ak Mbaye Tine 2 de Guédiawaye dafa gaañu woon ci loxo blessure boobu noonu nag la bëgg opéré Ama Baldé mi nga xamante ne dafa war a affronter kii di Modou Lo bëggul benn souci médical bëggul itamit benn souci physique journal boobu ñuy wax record moo ñu jox information bi kii di doom ci Falaye Baldé dafa war a affronter le roi des arènes ci benn combat boo xamante ne Luc Nicolaï moo ko tëgg moom nag di Ama Baldé fu mu toll nii nag mu ngi def li mu mën ak li mu mënul ngir am santé bi gën ngir mën a jàkkaarloo ak Modou Lo te it reprendre li ñuy wax entraînement. pare nañ ci mbirum lamb ñu dem si kii di Kocc Barma nag dañu jàpp benn collaborateur am ñu koy présenté comme benn prédateur sexuel moom nag mu ngi tudd S daal di wuyoo ci santu Ñas moom nag dañ ko jàpp ndax gannaaw benn enquête boo xamante ne dañ ko mëne jàpp nañ na am na plus de 100 victimes yu bokkul nationalité ñaar si victimes yi ñoo porté plainte gannaaw ba ñu gisee seen ay photo nu ñu publier ko si ay réseaux sociaux moom nag Ñas waa section de recherche ñoo ko arrêté moom dafa ubbi woon ay compte Facebook yu bëri daal di ci am benn bu ci tudd Simone Sandaré amoon benn photo profil benn tubaab bu ko defee mu daal di envoyé ay demande d'ajout yu bëri après loolu nag daf la daan prier nga envoyé ay vidéo maanaam boog ay vidéo yoo xamante ne danga ci def naka sudul noonu mu jox la 3000 reprises mu jox la 325 000 francs CFA waaye problème bi mooy ña daan yónnee vidéo yi mësuñu am xaalis mësuñu gis xaalis rax si dolli moom Ñas daf leen doon chantage loo bu leen defee chantage pour ñu jox ko xaalis ñu bañ daf leen daan obligé ñu tëdd ak moom mu doon benn descente aux enfers benn reprise mu doon benn descente aux enfers bu metti woon torop ci ay victimes am si biir audition bi nga xamante ne sekk na ko ak waa section des recherches moom reconnaître na fait yi nga xamante ne moom nañ ko reproché nee na li ko waral mooy dafa bëgg xaalis te dafa bëgg jigéen itam moom di Ñas déféré nañ ko au parquet pour les faits de diffusion de données personnelles ak chantage. ñu baree ci loolu ñu daal di dem si Sidi Diop nag dafa ubbi beneen compte YouTube tuddee ko Sidi Diop officiel mel na ni moom ancien compte am bi nga xamante ne amoon na si ay millions de vues dañ ko piraté wala mbokk amatu ci accès ba tax moom Sidi Diop daal di ubbi beneen compte YouTube woyam bi mujj bi nag di My Honey nga xamante ne amoon na ci ay millions de vues fa mu toll nii nag 3500 vues donc la am xëy na Sidi Diop buñ ko jotee dinañu indil ay leeral ci li waral moom mu daal di ubbi beneen chaîne YouTube tëj bi nga xamante ne moom la yoroon. ñuy jeexalee suñu bés du jour ak kii di Souleymane Faye mel na ni jamono ji ñuy wax ak yéen dafa nekk sous une bonne étoile ndax lépp lu mu sóobu da ci am ndam gannaaw émission bu am ñaana boobu mu defoon ak Bijou confrontation nga xamante ne El Hadj Ndiaye may na ko si ñaari billet mag rax si dolli ne ko dafay léegi di animer benn émission fële ca 2STV
moom Souleymane Faye Racine Sy may na ko 1 million de francs CFA ci kanamu Ndeye Ndack Salam Diallo Sophia ak Amadou Ndiaye ñoom ñi nga xamante ne ñooy def émission boobu ñuy wax vous et nous. ñun waa Seneweb ñoo ngi souhaité bonne chance kii di Souleymane Faye ci li ko jëm ci reprise. ñun waa Seneweb ñoo ngi souhaité bonne chance kii di Souleymane Faye mu gën a am ndam ci li nekk ci kanamam. li lañ leen indiloon tey ci seen buzz du jour tey di leen wax bu leen fàtte abonné suñu chaîne YouTube daal di cliquer ci cloche de notification bi. À bientôt ci seen beneen buzz du jour.